parce que mën nga pour siiw pour benn 1 an wala 2 ans 3 ans yomb na mais xam nga lan moo la fay téye il faut nga am talent bu wóor. il faut nga am talent bu wóor mën li ngay def. ba pare loolu rek doyul de boo amee talent ba pare am na yeneen yoo xam ne ñoo wër talent bi. loolu moo lay téye fa nga nekk ci kàttanu yàlla nag. léegi nag da ngay ñëw rek comme ni ma ko waxee sa benn nga ñëw ci quartier ñu ñëw jàppale la bon c'est bien. mais ñi am xel loolu du leen doy ñi am xel nag laa wax ñoom il faut ñu dem nag ni lii ma nekk dama ko war a jàng ba mën ko ba xam ko ba buñ may arranger morceau sax ma mën cee participer. absolument. mais imaginez yow musicien boo xam ne mi ngi joué ak leader boo xam ne leer na ko ni leader bi xamul gamme xamul mesure xamul cycle mais musicien bi sax du la respecté parce que day xam ni yow yow bon naandoo mais imaginez tey ji man amul benn musicien boo xam ne mi ngi dox ci kaw suuf boo xam ne tey ji mën nga maa nax man. non mënul nekk parce que man li ma yàgg ci musique yëpp dama aw ay star laa lay wax de. sama tur bi nga daan dégg lu bari maa ngi ci ginnaaw star di ko aw di bokk ci ay album yoo xam ne damay ñëw ñu jël ma pour ma aw ci album yooyu. xaw ma ñaata album laa aw te képp ku mu mas a nekkal aussi jox naa la ci respecté naa la parce que à travers yow am naa lu ma am. am naa fu ma dem ak yow am naa fu ma ànd ak yow am naa lu ma existé ak yow loo xam ne du ma ko fàtte loolu lépp ci expérience la bokk. léegi fi mu nekk nii boy koo ci jéem a sax yar ci loolu. mu ne da nga soxor wala da nga moom daal da nga fa compliqué yooyu la ñuy wax. c'est vrai que yéen ñi nga xamante ne tey yéen a yàgg ci musique bi kenn ku ci nekk tey boo ko laajee même chose la lay wax ci jaar-jaar bi mooy topp naa ci ginnaaw ndaanaan ay at yu bari di ko aw laataa ñu may ber. ñii dañ leen ber ñii dem nañu ba xam ne kaay maanaam ñaari kuy dot ñu bokk mbalka ñëpp kenn beru leen ah xam ber. foo ko déggee ber ba dafay siiw ñu bëri ñu ngi wax ber mais ñu bëri kenn beru leen dañoo fippu. mooy li may wax léegi dem ñaari kuy duñ bokk mbalka. voilà xam nga ber mooy ki nga xam ne par exemple daf lay yor jàngale métier. ba nga mokkal mu jox la certificat. ni la à partir d'aujourd'hui nag. beraw nga. da nga war a am ay sax ay employé da nga war a am ay apprenti loolu mooy ber mais ber fii léegi non ber amul pratiquement bala bokk man xamuma ko koo fi gis jaay nañ ko beru na wala fippul na boppam beru na man de loolu laa xam mais ber da ngay am sax courage yu di ko annoncé soit ki la ber moo naan man mii maa ko ber wala yow nga ñemee toog ci télévision wala rajo ni man kat ber nañu ma diw moo ma ber moo ma defal lii moo ma ber mais loolu li nga koy dégg bu fekkee yaa ngi koy dégg tamit nga wax. bari wax dëgg neex yàlla parce que nag ba léegi yaa ngi dellu si ci gaamu am kilifa. voilà parce que am kilifa mooy tax nga mën a toog ba sa kilifa ne la yeewi naa la. merci beaucoup te yow yàlla alhamdulilah con ci boppam moom moo la yeewi nga doog a dem. loolu de su ma neexee yëkkati sama loxo ci kaw. ni loolu con moo ma ko defal. te def naa fa 10 ans xaw ma 11 ans yoo xam ne loolu laa doon xaar. aw nga Fatou Guewel. bon mais man Fatou Guewel laa njëkk a aw. 6 ans. ok. aw ma Penda Seck sama mag ñu bokk ndey ak baay ma aw ko 5 ans. ñëw Ramdaan coon ñoo bokk ndey ak baay ma nekk fa 10 ans. waaw loolu nay carrière muy 21 ans. vraiment mbapat nga. yëpp. yii damay def première partie. ba pare aw. mais fi mu nekk ni ban booy nga ñemee jël 21 ans pour defloo ko apprentissage. ah booy yi awatuñ sax 1 an. waaw mais loo ci gis nañu waxante dëgg. gis nga musique boo ko bëggee def. way dañ koy jàng. gis nga ki la dàq aw moo la gën a am maîtrise ci way. parce que booy aw di nga aw ku ne di nga aw ku mën a way di nga aw ku tane. di nga aw ku xamul dara te yëpp yow da nga war a feeñ
donc loolu bu fekkee ni jàngaloo ko nga xëy rek am orchestre ah yàlla baax na neeñ man da ñam aw ma fitu loolu sincèrement vraiment ay te ñu fàttali leen mbokk yeeg xaritu auditeurs yi ak internautes yi ni Ousmane Seck moom mooy sunu invité tey ci King FM et donc King Feeling borom marraine taay nag dëgg-dëgg son yu bari tot nañ fi mais nag semaine bii moom dëgg-dëgg semaine u marraine la way yi bokkoon na ci way yi nga xamante ne ndeysaan lëmb na réew mi waaw loolu la galaña ngoog xam nga loo ci mën a gis delluwul gànnaaw bu fekkee da ngay dem ci yoon wu xam ni yoon wu yàgg la loo am ci yóbbal rek doyul te carrière dafa doy waar war nga fexe ba am morceau yu bari yoo xam ni dina la mën a gunge ci sa carrière nga xam ne tey jii boo toogee lu yàgg man dinaa toog léeg-léeg ay 4 ans 3 ans du ma génne. waaw gaawloo di génne de Ousmane. non damay dellu si rek ci li ma coon waxoon ni ma gis nga sa morom yu bari ñu ngi ni di génne ay cassette. munuma loolu du nekk luy continuer dafa am benn temps bien déterminé boo xam ni fa lay yem. gis nga li ma waxoon yëpp barki Serigne Touba gis naa ko. absolument. mais ñun ñoo ko gisandoo. li lay wax ni la nit ñi parfois boo leen toppee tam ci li leen neex yow da ngay gaañ sa bopp. li ngay gaañee sa bopp mooy li nga war carrière way yi nga waroon a way ci 10 ans ñu way loolu ko ci 2 ans. ci 2 ans da ngay jeexal de. ah mais attends mais même boo jeexalul sax. ci seen kanam yow daal amatoo dara loo xam ne moom la ñu ut ci yow. def nga sa wàll quoi. comprendre nga alors que tant que ñi ngi naan fu mu nekk xanaa moom dafa bàyyi sax. waaw moom gën nañ koo dégg nel alhamdulilah. parce que ñi ngi lay xaar. xaar boobu ñu lay xaar nag fexeel ba booy ñëwee nga ñëw ak lu wóor. te loolu nag dafa laaj temps bu fekkee dañ lay pressé chaque fois non gëj nañ la dégg rek nga dóor nga dóor non attends doo am sax temps wu def lu baax. pour dire vrai alors que boo xoolee les plus grandes stars du monde. seen espace su sortie album day dem 5 ans 7 ans parfois même 10 ans. parce que produit bu ñu génnee di nga ko mën a consommer yow 50 ans. parce que c'est bien fait c'est bien fait. te léegi produit yu bëri yi génn 3 mois 4 mois 1 an. mu fay au tiroir. mu fay. day fay. ça c'est sûr. yow morceau bii nga moom bii kañ laa ko woyoon. morceau bi yàgg na de. war minimum. maa nga cité millionnaire de. minimum war na am 8 ans. dëgg. wala 7 ans. waaw. droit de l'homme kañ la woon. yàgg na trop. 2003. Ale Baba kañ la woon. 2000. waaw. hein. yàgg na. ay waxambaane. mën gan yooyu yëpp 2003 la. pourtant ba léegi may wax ak yow. album bii ma song nii. bi ma ñëwee sax dama ne dinaa jël ñaar ci morceau yooyu. def ko ci sama jarbaat bu ñuy wax mbay si. moo ma ne non du ci dal. yëpp day bees. ma ne ko bu la neexee ñu def ñaar yu bees ñaari album yoo xam ne lépp day bees parce que lépp a ngi fii macha allah. donc pour te dire que loolu toujours c'est un plus gis nga boo defee un bon produit. way yi nekk way yu am solo heure bu la neexee boo ko tàngalaatee sax mu mel ni tey la bees ay birima. Youssou Ndour kañ la woon. waaw dëgg la de. Awa Gueye kañ la woon te ba léegi nii lu ki Youssou laal sama grand. non xoolal day gën a neex. ay c'est-à-dire yooyu ay ñoo xam nga yéen maanaam seen fort et puis moom mooy li def différence entre mag ñi ak xale yi mooy mag ñi dañu mënoon liggéey tube. waay maanaam son boo xamante ne moom fii ba 50 ans. saa bu génnee dafay neex. sa giiru dund. waaw.
xam nga BSDA bu lay fay 50 ans après ta mort mooy SODAV léegi da ngay fayee ko sa waa kër dañuy fayee ko mais ay œuvre la yoo xam ne yaa ko moom c'est pas pour rien ñuy fay 50 ans après ta mort ñuy fay sa waa kër mais loolu dafa war a nekk lu set absolument loo xam ne tey gi dafa war a jaar yoon parce que day nekk patrimoine xawma national je sais pas donc loolu noonu yow da nga war a wàccoo ak ña lay fay juróom fukki at après boo génnee àdduna ñuy fay sa waa kër mais loolu dafa war a nekk lu lew si yow ni muy lewee nag mooy que ni yaa ngi bégal askan wi bi ngay exister boo fi jógee it askan wi ñi ngi bég ci say produits mais nit ku nekk war ngaa fexe ba li ngay liggéey mu lew la te ni mu lay lewee nag mooy foog nga nangu cee sonn jox ko àqam loolu mooy waral loo génne rek ñu ne gongo man day wax dëgg yàlla noonu laay fonctionner yàkkamtuwuma ci lenn ba tey jii tey may wax ak yow ci laa gën a dal parce que man gis naa lim ma indil gis naa aussi lim ma jariñ te maa ngi ciy sant yàlla bu baax gis nga fi mu nekk ni même bu yokkuwul fii mu nekk nii bu ko fi yàlla bàyyee sax baax na alhamdulilah waaw bu fi yemee sax mu neex bu fi yemee neex na alors damay permettre gars yi ñu déglu single Ousmane Seck bu bees bi fan yii yëpp yéen a ngi ciy ànd ak ñun fii ci King FM dama ciy dikkaat ñu doog a delluwaat ci waxtaan wi ak Ousmane ndax bari na tey lu ma war a waxtaanee ak moom ci musique bi à l'occasion fête bi nga xamante ne moom la ñu jagleel musique bi te muy artiste bi ñu njëkk dalal C'est le tout nouveau single de Ousmane Seck mu bokk parmi les grandes marques des Faramareen Ousmane de su la wax mukk maanaam Faramareen te boole woo ko ci donc mu daal di moom itam delluwaat kër maamam di Mareen Ousmane fi ma bëgg ñu rebondiraatee tuuti mooy tey est-ce que mag ñi soit ñoom ñoo am responsabilité envers ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy way wala ndaw ñi ñoom ñoo deful li ñu war a def seen diggante ak mag ñi parce que mag ñi lu mënti xew comme li nga wax léegi ñoom ñi ngi fii mais ndaw ñi ku ci xew benn at ñaari at fay kenn dootu la dégg artistes yi fi màngaani kenn déggatu leen kenn xamul nu mu toll c'est-à-dire loolu maanaam à qui la faute bon pour nga wax ni ñii ñoo fautif day xaw a difficile parce que je peux me tromper mën naa juum ci sama gis-gis quoi xam nga olof dafay liir ni loo bëgg a doon sëriñam foog nga doon taalibeem xam nga olof parfois day wax loo xam ne non boo ko xoolee ba ci biir dara du ko dindi non dara du ko dindi quoi vraiment billaay logique la
yow bi ngay def animation amoon nga idole. am na koo bëggoon. absolument. côtoyer ko. di ko suivre. tu as été très patient. man xam naa la. sur toute la ligne. billaahi xam naa la bu baax moo tax waxoon naa la ni. tôt ou tard àdduna bépp dañ lay dégg. ndeysaan. bi ma la koy wax peut-être foogoon nga ne dama lay wax lu la neex. wala nga xalaat wala boog peut-être gëmoon nga ma. mais parce que man fi ma nekkoon rek laa la wax. parce que man demoon naa ba bi may nekk Ramadaan. 80% yi ñëw soirée yëpp man la ñuy seetaan si. absolument. loolu moom leer na ñëpp moom. mais taxul ma tëb taxul ma bajantu taxul ma jéem a fippu ni damay beru ji. gis na bu ma beru woon noonu man leer na ma ni àdduna bépp dinañ ma topp waaye est-ce que dina yàgg. bonne question. est-ce que dina yàgg parce que quelque part day nekk wor. te wor nag nee nañ ko def ren ba déwén mu jig la dañ la ko jiiñ. waaye woroo. bon même bu doon koo xam ne bokkuñu dara. sax war naa ko teg ci yoon parce que boo tegee sa mbir ci yoon sa conscience dafa war a tranquille. absolument. n'est-ce pas. absolument. booy yi tey. maa ngi leen di ñaaxaat rek parce que xëy na aussi expérience. day manqué ci ñoom ak xale gi. mooy que nañu musique boo bëggee def carrière da nga koy jàng. te pour nga jàng foog nga am foo wéeru. foofu ngay wéeru noonu fa ngay amee expérience fa ngay amee lépp loo bëgg boobu ëllëgee yow di nga mën a gérer am ñoo xam da nga leen di boot. léegi nag faute bi benn bu fekkee da ngaa jiitu nit ñi mag leen ëpp leen expérience te nanguwuloo leen a gérer. nanguwoo leen a may ñoom it seen chance. laa yaa problème. wala bu fekkee ni yow it. da ngaa nekk xale boo xam ni bëgguloo ku la ilif da nga bëgg a teel a am sa indépendance. problème aussi day am foofu. donc c'est vice versa. vice versa absolument. donc man li ma ci xam daal mooy kilifa moom képp ku ko am. déggal ñi la mag ñu wax la ni yoon wi dafa am ay xaaxam. ndax ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la sañ a wax toppal sa ndeyjoor wala toppal sa càmmoñ. bu fekkee amoo ko nag da ngay tañax tañaxi rek li ci gën a garaaw nag mooy public bi nga xam ni dañu amateur. ñoom la ñoo lay jay. ñoo lay jay ba nga dugg ci kàmb nag ñu bala fa. c'est dommage hein. il faut nga am patience mën a muñ nangu ko la ilif ba pare nangoo jàng. bañ a rëy. boo ko deful tôt ou tard di nga feeñ. lii moom maa la ko wax ndax Sénégal léegi boo génnee benn single rek bu neex rek bu ñu bëgg rek siiw nga. mais est-ce que loolu mooy carrière. déedéet. ñaata booy ñoo fi fël def feu et flamme. man am na ñoo xam ne su ma demee ci sous-région bu ma dajee ak ñoom dama naan mais c'est pas possible. damay tëgg ay soirée yu bari ci ñoom dañuy ñëw foofu. bu ñu ñëwee bëf ma bàyyi leen ñu bëf ñu am seen wërsëg après ñu dem sama xel dem ci lu bari barki Sëñ Tuubaa. yow li may wax xam nga ko bu baax. te dañoo toj àdduna. mais nag ndeysaan xëy na peut-être ñoom du seen faute xëy na am na lu ko waral daal mais loolu ko waral noonu mën nañoo defarwaat quoi. c'est-à-dire loolu mooy question bi boo déggee ma laajte woon à qui la faute mooy y a quelque part où le bas blesse parce que am na foo xamante ne fa la ñu waroon régler affaire bi wala boog dégg naa sama benn xarit mu ne ma gars yi dañu waroon wut benn conservatoire boo xamante ne balaa kenn di génn dañ la fay jaarale tàggat xool la saytu la ndax war nga génn parce que ay tàkk-tàkk mboy def fi bari day génn ne jëppeet déwén après dootoo ko dégg c'est-à-dire loolu tam aussi dundalul musique. non loolu moom vraiment ça tue l'industrie musicale boo bëggee dégg-dëgg te ñun vraiment li ñu soxla mooy orchestre bu mel ni Super Étoile. mu nekk fii super orchestre bu mel ni Super Jamono. nekk fii orchestre bu mel ni Ramdan nekk fii orchestre bu mel ni Ismaël Lo. Baba Maal Dandele noonu ah orchestre bu mel ni Assane Ndiaye tey. Mapenda Seck. orchestre bu mel ni tey jii
Kumba Gawlo ah orchestre bu mel ni tey jii ki ne laam genre yooyu vraiment loolu dafay baax ci ñi nga xam ni ñoo leen féete suuf parce que bu fekkee ni te imaginel tey jii bu ñu ñëwoon Youssou Ndour nee na bàyyi na Thione Seck nee na bàyyi na Omar Pène nee na bàyyi na Bab mais léegi yow pour yow est-ce que loolu du erreur monumentale pour la musique sénégalaise bu boobaa dana garaaw de. dañu waxante dëgg gis nga nit bu mag ñi bàyyee mu garaaw de. gis nga nit dañoo war a waxante dëgg te yàlla tax ñun dañoo war a soxla ñii ma la tuddal ni ñu nekk fii parce que ñooñu ils sont là à jamais nag même bu ñu bàyyi woon à jamais dañuy exister yàlla na yeex bu ñu demoon ba nekkatuñu fi sax dañuy exister parce que marqué nañu seen temps empreinte absolument. def nañ fi tampon boo xam ni est-ce que la nouvelle génération dinañ mën a def loolu xam nga nit il faut ñuy waxante dëgg tey jii bu fekkee ni génération boobu dafa dem ban génération mooy ñëw assurer li ñoom li fi nekkoon wala ñu def plus que ça nañu waxante dëgg loolu c'est une très bonne question. beneen bi moom mooy tey am na ñu doon woowee maanaam deuxième génération bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw après ñoom Youssou ak yooyu. bul yeggali ñu bëri dëggatoo la moom pour dire vrai. mais xam nga moo tax ci comme ci période fête de la musique lañu ne. il faut que ñu recoller waat les morceaux. xool waaw c'est bien loolu baax na lan mooy problème bi parce que tey je vais citer des noms des non jaru ko non si non attends non c'est-à-dire pour régler problème il faut nga laal yàqu problème bi non déglu ma. Ousmane def ko ak beneen Ousmane artiste mais pas avec moi. waaw dañuy waxtaan. non waaw comme dañuy waxtaan te yow borom xel bu rafet nga. déglu ma rek yaa ma gën a rafet xel fu déglu ma xoolal. borom xel bu rafet nga yaa ma gën a rafet xel nga. yaa ma gën a rafet xol déglu ma. waaw acca vas-y. bay xam nga ci fête de la musique lañ nekk. xam nga ñu ngi ci période fête de la musique yow ñu bëri di nga leen dalal fii. loolu leer na. man li ma dese ci temps bariwul. dama bëgg ñu régler problème bi. non mën nga ko régler ak ñeneen. man li ma mën a wax li ma si mun wax. waaw wax naa ko ci. léegi yow li maanaam fi ma bëgg nga dimbalee ñu. mooy lan ñun ñëpp ngay dimbali parce que ñun ñëpp ci industrie musicale bi lañ bokk. ñu dimbalante. xam nga yéen bu ngeen wayatul. ñun doot ñu wax. te ñun ci seeni way. ci la ñuy dund. wax dëgg neex yàlla. parce que yéen a ñuy dundal yéen parce que yéen bu ñu génnee produit. yéen ñoo koy teg yéen a koy def yéen a def promotion. kon yéen bu ngeen génneewul ñun dootuñu waxati. waaw léegi problème bi mooy que ni est-ce que tamit du risque wala du erreur ñu seetaan maanaam ñenn ñi nga xamante ne ñii ñoo ŋànk musique bi tey am na ñoo fi tudd. ba léegi ñi ngi exister mais am na ñeneen ñu toppoon ci ñoom ñu ci bari dee nañu. pour dire vrai déggatoo leen. te pour yëkkati leen kenn xamul fan ngay jaar ba yëkkati leen c'est quoi le problème. man mii ci laa bokkoon. pour dire vrai. si après ay génération Youssou Ndour. vraiment ay Fallou Dieng. ay man moom ay Nder ak ñooñu. bon yaa ngi lim ñooñu laay bëgg a waxal. waaw pratiquement man ñooñu laa bokkal génération. ñoom salaam sax léegi ay animateur lañ. dama lay expliquer. man ñooñu laa bokkal génération bien que nag ñoo ma xaw a jiitu tuuti. parce que man instant bi may aw ñoom. ñi ngi def seen carrière en solo. donc du ma génne sama bopp ci loo boobu. mais ñoom ñoo ma jiitu tuuti. ok bon ñooñu il faut qu'ils reviennent. parce que am na benn expérience bu ñu am boo xam ni. ci mag ñi lañ ko jëlee. absolument te loo doon ci mag dafa war a dëgër. donc dañu war a xool comme li nga wax fi problème bi nekk. parce que man lii ma gis nii ñooñu bu ñu demee ñi toppaat ci ñoom. vraiment dalul sama xel. déedéet. pour dire vrai. dëgg. non nañu waxante dëgg. dalul sama xel parce que déjà yàkkamti nañ jànguñu. donc y a problème. y a problème vraiment. xëy na peut-être tey ñu bëri dinañ ma mere. mais dina ma ko jaral. mais dëgg rek ngay wax. parce que li may wax barki sëñ Bamba dëgg laay wax. dëgg rek ngay wax billaahi. te li may wax nii. dina am ñoo xam ne bu ñu ko déggee dinañu xam ne li may wax waxuma ko pour dara dama ko wax rek parce que je suis musicien d'abord. te art bi may def. bu gaal gi diggee nga digg. moo may dundal. ci lay tedd ci lay terle. kon bu suuxee man mii damay suuxaale. absolument te bëgguma suux na. absolument. problème bi fi mu nekk il faut ñu jéem ko régler il faut que ñu jéem a xool nan lañuy def ba. ñi toppoon ci génération wu grand yi. ñu xool fan mooy problème bi ñoo dàqawee ñi fi nekk fuuf.
la ilaha illallah. te ñooñu ñoo ëpp expérience ñi fi nekk fuuf te ñooñu ñoo gën a mokkal fuuf ñun dañoo war a topp ci grand yi ñii topp ci ñun ñeneen ñii door a ñi ñu xamagul topp ci ñoom mu nekk hiérarchie gis nga mbir buntu kër boo ciy dugg ca buntu ba nga war a jaar absolument. mais kër bu demee ba ñëpp di tëb miir ñii di teggi ay tuile ñii di jaar ci ay fenêtre ça devient grave dëgg man dama cee bokk moo tax ma sañ cee wax mbir moo gis ci àdduna dañ koy teg ci yoon yoon wi nag mooy kër gi fii mooy fi mu ne TFM ku fi dugg si bunt bi ngay jaara boo ñëwee fekk fi gardien yi ñu xam lu la fi indi nga door a mën a dugg waaye bu fekkee TFM ku jóge fee boo tëbee miir bu dugg mais ma yéen du ngeen am sax doo am sécurité dal pour mën a liggéey du ngeen absolument amati benn sécurité loolu nag moo xew ci musique bi musique bi dafa manqué sécurité. mais léegi lan mooy problème bi pour mu am pour sécuriser ko waaw foofu loolu nag yéen ñi nga xamante ne par exemple yéen acteurs principaux yi man je pense que est-ce que jotul pour ngeen nag commencer def ay assises pour la musique tamit. loolu ñun mënuñu ko ñan ñoo ko war a def ku nekk ci jongante par exemple doo mën a nekk doo mën a bokk ci jury bi mënul on peut pas être xaw ma lan juge et partie. waaw juge et partisan lañ koy xaw ma parti juge et partie. mënul nekk il faut que ministère de la culture moom mu jéem a xool naka la ñuy def voilà ñu def benn organisme boo xam ne tous les musiciens du Sénégal ñooy dajaloo xam ne y a problème ñu jéem a xool naka la ñuy def te loolu il faut état bi tamit dugal ci loxoom parce que musique mën na laa yóbbu fu ne ci àdduna musique mën na laa teral avant da nga daan gis leader rek moo daan am oto ak ay kër wala yooyu mais léegi da ngay gis musicien boo xam day am otoom am ay këram waaw ah si siiw comme ñëpp tey ji bu doon ballon d'or la da nga daan gis attaquant yi rek ñoo daan am ballon d'or léegi défenseurs yi dañuy am ballon d'or milieu de terrain di am ballon d'or gardien de but di am ballon d'or foofu la àdduna toll avant les grands attaquants ki dàq dugal ki gën a def kooku nga daan dégg mais léegi dafa changé ñëpp a war a am kër ñëpp a war a am oto takk soxna am ay doom di teral sa waajur di teral sa waa kër musiciens yëpp dañoo war a am loolu gis nga ni mu waree ci waykat bi noonu la waree ci ki yor instrument ki yor instrument bi dafa war a jàng instrument bu ñu la waxee ndeysaan ndam si yàlla Habib Faye daan na tëgg presque 20 heures par jour wala 15 heures de temps par jour pour liggéey la Habib faisait partie des meilleurs musiciens du monde absolument magam Adama Faye noonu macha allah xoolal Lamine Faye xoolal ñeneen ah ñooñu c'est parce que dans la lettre yii dañuy li ñuy def ni dañ koo jàng ba mën ko donc même tëggkatu sabar bi dafa am ñoo xam ne ay tëggkatu programme sabar lañ mais dafa am ay tëggkat sabar yoo xam ne c'est des musiciens jàppal Mbaye Dieye Faye musicien la xam nga tëggkatu sabar la avant ñu daan ko wax mais dafa nekk Mbaye dafa nand quoi coombaay tey ji ay Babacar Seck ay Bakan bari nañ macha allah xam nga tëgg programme sabaru mbedd ak tëgg musique du benn ñu teg la ci scène nga war a tëgg xam commencement cycle ak fa cycle bay jeexee xam temps fort yi xam temps faible yi loolu tëggkat sabar musicien moo ko mun xam te loolu lépp da nga koy jàng wala boog nga am un don de Dieu loolu moom mën na lu ne boo amee don moom da ngay mel ni ku jaar conservatoire alors que yàlla moo ko def ci yow mais c'est pas donné à tout le monde nañu waxante dëgg
sama xarit bi nee na ma un problème posé et à moitié résolu ah wax dëgg neex yàlla nee na ma fi mu ne nii li ngeen di waxtaanee dëgg-dëgg yéen a ngi régler solution bi te xamu leen ko. alors est-ce que lii mooy régler problème. waaw mais c'est-à-dire il faut qu'on en parle. bokk na de toute façon il faut que ñu wax ci daal. c'est-à-dire tant que ñu ngi ciy wax rek. je pense que ni solution dina am ci kanam ndax bari na problème yi foo xamante ne boo foofa laal rek musique bi comme on le dit ah féppay metti foo ci laal rek maanaam am na problème te foo ci jaar rek je pense que solution mi ngi ci biir alors solution bi nag duñ ko wutee fenn fu dul ci yéen ñi nga xamante ne yéen a fi nekkoon macha allah te yàlla def na ba léegi yéen a ngi fi ak xale yi. parce que tey sànq maa ngi doon wax Ousmane ma ne bokk nga ci artistes yi ëpp li ñuy produire en live. te est-ce que amul mbóot wala secret boo xamante ne tey moom mooy fidéliser public ba mën a permettre artiste bi mu mën di jouer régulièrement tamit. xam nga. maa ngi lay wax sànq di la wax ni importance bi am ci grand yi mën a tuddal nekk fi ñu war leen a ñaaral nag gudd fan ak wér dafa am bés may tëgg Just for You maa ngi fa doon tëgg tous les lundis ma ñëw ba fin soirée nii rek ma wàcc rek gis Jimi Mbaye taxaw ak ndem si yàlla si Abi Faye man la mais grand kon yéen a ngi woon fii ñu ne ma si ñu ngi ñu fekk ci ginnaaw di la seetaan instant boobu mooy bi Youssou demee nekk ci gouvernement bi ñu fal ko ministre de la culture ak ministre de l'urbanisme xawma tourisme voilà ma ne grand ma ne Jimi man vraiment personnellement man soxla woon naa leen yéen ñaar ñëpp Jimi ne ma la xew ma ne ko à propos de Super Étoile yow Jimi ak yow grand Habib Faye ma ne ko ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci yéen ñun ñoo dul nangu yéen ngeen bàyyi Super Étoile parce que yéen seen ànd yéen waa Super Étoile ñun day tax ñun ñu mën a xam ñu am repère ñun ñi topp ci yéen Super Étoile il faut que mu nekk fi ñuy gis toujours Youssou Ndour ak ñi mu bokkaloon na Super Étoile toujours ñooñu amuñu droit di teqali ko parce que ñun loolu daf ñuy réeral. dafa rafet. te da ngeen exemplaire. ci ñëpp nag. ma ne Habib Faye ma ne Habib jox ma sa numéro mu jox ma ne Jimi jox ma sa numéro mu jox ma man leen man personnellement Ousmane Seck. man dinaa wax ci rajo yëpp dem ci rajo yëpp ni yéen amuleen droit. di séparer wu. ayca foofu am na solo wax dëgg neex yàlla dañuy bàyyi équipe bu rédaction bi ñu tënk xibaar yi ci kalaamay Kocc ak nasaraan bu ñu noppee nag ñu dellu si waat wéyal suñu waxtaan ak Ousmane Seck. bismillah am na solo. maare sama dëkku maam ba doon faram maare biirooy nar caane bareer yaay ñaw waaw sama dëkk doon fan ngay mujjee boo delluwul gannaaw léegi danga yër sa dëkk jamono soppi ko muy dox di soppi jikko yoo xamul fu mu ko jëlee yow waaw sama doom fan ngay mujjee boo delluwul gannaaw jamono yori gale diggal sabar ya muy riiral sama dooma nga ca biirooy nar caane ba reer yaay yow sama doom fan ngay mujjee boo delluwul gannaaw léegi danga yar sa doom mbedd mi nangu ko déggal ma fay wuyoo ay tur yoo ko joxul yow yow sama doom fan ngay mujjee boo delluwul gannaaw
Voilà, retour sur cette antenne de la radio King FM après 13h passé de 37 minutes ñoo ngi ak yéen ba léegi rek ci seen émission King Feeling Ousmane Seck nag di sunu invité tey ñu am ci mbégte torop nag wax dëgg neex yàlla waxtaan wi am solo depuis ba ñu ko tàmbalee ak léegi je reçois beaucoup de messages yoo xamante ne rek les gens vraiment apprécient li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee léegi nag lii ñu am tey dëgg-dëgg bu ñu ko amee ci semaine bi yëpp ci période fête de la musique bi je pense que ni problème bi dinañ ko résoudre à moitié wala ñu résoudre ko à 100%. Alors dañuy dellu si waat ak Ousmane Seck ci biir nag maanaam carrière am parce que sànq ba léegi ñu ngi dégg Ousmane mi ngi mentionné baat boobu noonu di carrière et loolu moom mooy est-ce que maanaam gars yi mën nañ def la part des choses entre nekk ci mbir nii rek pour la forme pour passion wala pour def ci carrière. Parce que kii def carrière je pense que moom mooy muñ mooy am patience moom moo ci nangoo sonn moom moo ci yaa bëgg a xam carrière daal laa bëgg xam ndax maanaam booy yi xam nañu ko wala bokk ñoom dañuy def musique rek pour la forme. waa xam nga loolu peut-être aussi parfois ñàkk a xam. li nga nekk la. boo xoolee tey bu ñu demee ci làmb ji kan mooy tey roi des arènes. Eumeu Sène. Eumeu Sène bi muy nekk champion d'Afrique. amul 20 ans. boobu ak léegi bu matul 20 ans it jege na ko. daaw matagul 1 an ci lay door a nekk roi des arènes absolument. kan moo ko dàq bëre ci làmb ji. mais Eumeu Sène xam naa ko ci yaru. d'abord. sama mbokk la ñoo bokk maam Samba Xoyaan. yow mii xam nga ñu bu baax. Eumeu Sène bokk na ci li ko may li mu am tey ji patience ak yaram ak tegginam ak xarañam ci mën a bëre. dégg naa ko ci benn interview mu naan bërekat bi. ak mbër mi. bërekat bi ak mbër mi. waaw avant bërekat la woon. mais léegi mbër la. mbër moo ko. xarañam moo ko may mu mën a affronter Bombardier pour mën ko terrasser pour détrôner ko. nekk roi des arènes. absolument. Bombardier xam nga ni kuwam kenn du ko jël. moom lu kàtt gi jaxasoo bu la joxee benn. boo nekkul mbër dëgg doo ci génn. ça c'est sûr. moom rek doy na exemple. ndax mbir bu nekk am na koo xam ne exemple nga fa. bëgg naa ñu xam bu baax que ni aussi lépp luñ fi wax tey. c'est pour lu jariñ rek. lu jariñ absolument li ñu nekk. waxuñu pour dénigrer waxuñu pour wala lu wax naqari kenn. wala pour toucher kenn. absolument. wala ñuy def règlement de compte ci lenn. dañuy wax rek te yàlla tax. ak nag li ñuy wax lu ñu fàng moom kenn du ko jeex. lii ñuy wax nii yëpp. ñun ñëpp ñoo ci teg suñu bët. ça c'est sûr. ñoo koy dundandoo aussi. léegi nag ñi bokk kër gi ñoo mën a waxtaan pour que li nu bokk. ñun ñëpp ku nekk jël ci sa wàll ci li nga war a am. loolu nag li koy indi mooy waxtaan ak wax laal point sensible yi parfois. comme ça ñu mën a xam lan moo koy résoudre. loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu nekkee jamono ji donc képp koo xamante ne itam bëgg nga ci indi sa contribution ma ubbi téléphone bi ci 88 628 99 90 bu ko defee ngeen participer man maay tëj téléphone bi nag pour mën a waxtaan ak Ousmane. alors gis nañu nag nga reveniraat ak single boo dippee Marraine semaine bii moom wax dëgg neex yàlla hypnotiser nga rajo yi nangu nga rajo yëpp waaw parce que partout où tu passes da ngay dégg ñu teg single Marraine bu Ousmane Seck loolu nag baaxoo na ci sa ay tube en général loo génnee rek macha allah nit ñi dañu koy bëgg di ko consommer alors pourquoi nga xaar moment bi pour génnee single bi. voilà parce que am na presque 3 ans. génnewuma produit. jour bi may mujjee génne produit mooy jour bi may def anniversaire Grand Théâtre. le même jour ci la produit bi génn aw moon sax temps pour def promotion. album boobu en live absolument. bon boobu ba léegi nag nit ñi comme li ma la ko waxee rek duñ ma may jàmm. kañ ngay génnee bon comme ren aussi bëgg naa defaat Grand Théâtre ren ji incha allah
loolu la maa ngi la koy jox en exclusivité vraiment dégg man la ren ji. voilà donc première fois bi may sama premier anniversaire. TFM ñoo ma gunge woon. jour boobu maa ngi fàttaliku Youssou Ndour ci boppam. dama fàtte ki nekkoon chef commercial bi. moom nee na ko voilà. merci loo kii lu mu fi bëgg rek nañ ko defal. moom ci boppam mu jël micro bi wàcc ci enceinte bi noonu. defal ma promotion def publicité. ndeysaan. donc jour boobu anniversaire ba man bi ma nekkee sama kër di sangu. pour waaj a dem Sorano. ci la ma waa TFM yi woo ni ma foo nekk man leen maa ngi sama kër ñu ne ma ñoo lay jël si ba sa kër parce que la salle est déjà pleine. macha allah. barke sëñ Touba. macha allah. te ñooñu aussi maa ngi ci remercier waa Rufisque waa Tëngéej. nga xam ne fa laay tëggee tous les dimanches. Sample. fekk naa la fa bataay. voilà ñooñu avant waa Ndakaaru génn ñoom rek xaajal nañu. ndeysaan. Sorano. Sample Tëngéej dañoo bëgg Ousmane Seck. barke sëñ Touba loolu dafa yàgg. wallaahi loolu moo tax ba léegi seen dimanche yooyu. du ma ko jox kenn. te loolu li koy indi mooy que ni yàgg. parce que yàgg bawul dara. dëgg la. ñu dem ñu nekk ba lu ne am naa ko fa ci teranga. wax dëgg yàlla foofu Tëngéej maa ngi leen di nuyu au passage. ak Bargny Tëngéej Bargny. xam ak li ko wër. moment bi li tax ma génne ko parce que damaa xam ni dama ko naroon génnee 3 jours avant Korité. mais dañu amoon choix ban morceau la ñu war a lancer comme single. comme jamono bii ñu toll nii sama doom Wally Seck. yàlla am na fu mu ko yóbbu. ci côté popularité ci côté aussi boo xam ni moom it mi ngi góorgóorlu. lii ma way nii histoire la boo xam ne ñun ñoo ko dundandoo man ak moom ak Mapenda ak Khady Seck sama mag. ak Ablaye Naar aussi sama mag. ak samay jarbaat ñoom Gumba xam nga mooy bi muy def clipam bi nga xam ne way na ko Marème. Fara Marème bi. donc ñu ànd parce que dama toog ba ay vers 2 heures du matin Mapenda woo ma. ne ma Ousmane ma ne ko waaw mu ne maa ngi nii kër Wally dafa bëgg ñu gunge ko day tourner ci clip. ma ne ko Mapenda heure bii mu ne ma mais dañuy parce que Marème lañ jëm. parce que ñun man musuma dem Marème. ah bon. non musuma xam fu Marème nekk. Wally man moom mu yóbbu Marème. ndeysaan. bien sûr. non mais àdduna garaaw na. àdduna dafa garaaw. te gis nga nit waroo soxor. waroo fakk jëf. Wally yéen seen fierté la. c'est ça. moom tey jii Marème warul woon suux. dafa war a jolli. yàlla dogal moom bi mu ñëwee moom aussi mu góorgóorlu ba téye drapeau Marème yëkkati ko nag. billaay ndeysaan. quoi qu'on puisse dire. yëkkati ko nag yóbbu ko foo xam ne ñun ay baayam sax yóbbuwuñ ko foofu. loolu mbiru yàlla la. ñu nangu ko nag jàppale ko ci mu nekk nag suñu fierté. parce que kenn ci famille bi rek kenn bu wanee jom ak fula dañ ko war a sante yàlla. moom foofu la toll gis nga lii ma way ni ci Marème histoire la. bi muy tourné ji clip bëgguñu gunge ko ñu dem gunge ko feeñ nañ sax ci clip bi. donte yàggul mais man ak Mapenda yëpp feeñ nañ ci clip bi. jour boobu laa doon découvrir ni fii mooy Marème. da nga naan dégg ay Mariasine may sa biigee rek may sa biigee maar xam nga te koo ci laaj fu Marème féete du la ko wax. ki yàgg na ci ligne bi xaaral ñu jël ko moom itam allo. allo oui. waaw kooku borom Tëngéej la xam naa Ousmane Seck laal say maam rek. gis nga. Maane Ndiaye yaa ngi ci biir. waaw maa ngi ci biir Ousmane ñu ngi koy nuyu di ko dalal. maa ngi lay fay waay. di la dalal si King FM. merci beaucoup. waa Tëngéej yëpp a ngi lay déglu nag. ndax yow suñu fierté nga. bien sûr foofu sama fief la vraiment Tëngéej. waaw ñun xam nañ loolu bu baax.
ñu ngi lay ñaanal yàlla gën a wéral baat bi. amin amin waay. bàyyi la nag suñu kanam sa dimanche rek nga ñëw Tëngéej. ndeysaan xamante nañu bu baax. sa maam la ku la bëggoon la. ndeysaan anamu. boo daan génn danaan yokkal ma télé bi. ndeysaan. ndeysaan. est-ce que. dafa génn àdduna fi mu nekk nii mais dalaa bëggoon. yàlla na ko yàlla yërëm. amin billaay. amin ndeysaan. amin ñu ngi lay ñaanal nag. jërëjëf. lépp loo gën a man ci lu neex rek nga dolli ñu. amin yàlla waay. dolli la wér bu baax. amin ñu bokk ko nag. di ñaanal kul moom la invité tey. waa Tëngéej yëpp daal kontaan nañ. macha allah. jërëjëf dinaa fa def si émission incha allah ak jokkoo foofu. war nga ñoo seet sa nag. ah man foofu du ma fa gëj presque semaine bu ne dinaa fa ñëw ñaar wala ñetti yoon. waaw dama bëgg nga seet sama suñu kër. amul benn problème damay jël sa numéro ci Koul wala mu jox la sama numéro. waaw. waaw loolu dina la neex ah. ok merci Ousmane. merci Ok. merci jërëjëf. trop dina ma neex trop. Voilà, neex voilà, suñu waa kër yëpp boo nee tël fii moom dina neex. danaa la seet si bu soobee yàlla. incha allah. merci cool. aja jërëjëf Mané Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 la 628 99 90 yaa ngi doon expliquer histoire u Marène. voilà donc Waly moom moo yóbbu Marène. boo xoolee maa ngi naan Marène sama dëkku Mamba. tey jii doon fara Marène. doy na tiitër. Ousmane dellu Marène ànd ak Waly Ballago ngir gëstu cosaan. noonu la demee. bi ma fa demee gis naa cosaanu Marène. excuse-moi xam naa Marène. gis naa mag ña nekk Marène. ñun ma sa suufu maam bii loo fi ñaan. yàlla mën na la ko may. ndax fii nga dëkk. say maam yëpp fii lañu cosaanoo. mu neex ma lool ma xool Waly gis ni man tey jii kii sama doom la moo ma fi indi. gis nga àdduna ni mu doyee waay. billaahi wallaahi. Waly bi ñu koy ngénte tey man maa ngi koy fàttaliku. ma fàttaliku bu ma masaane ñëw kër yaayam bu may ñibbi mu topp ma. di jooy. ndeysaan. ma xool bi muy màgg fu mbokkam nekk nag fekk na la fa wax dëgg yàlla. ma xool yooyu ak tey jii lii ñu nekk di ci liggéey ba moom tey jii mu màgg moom ak ay rakam. kenn ku ci nekk fi mu nekk yaa ngi jéem. ma xool responsabilité bi ko yàlla jox tey jii ma santaat yàlla. est-ce que. parce que tey jii coon mënoon naa dem Mapenda dem Ousmane dem Kéba dem Assane Ndiaye ñëpp Marène daal di fay. waaye moom yàlla dafa dogal bi mu ñëwee xam na lan mooy askan wi ak parce que nag ci la juddu. ci lañ ko ngénte fi la fekk succès bi fi la fekk teranga ji fi la fekk considération bi. bi mu ñëwee mënoon naa yem foofu wala mu suuxal ko waaye nag wax dëgg yàlla nag Maar Yacine may sa biig daf ko yëkkati. donc li ma way nii nekkul ni dama ko way nii rek pour bëgg lu ko neex moom. dama ko way parce que je suis fier de lui. yëg-yëg la da nga way ak sensation. ah way fi mu ne dekkalaat na képp ku bokk ci askanu Marène rek Waly Seck dekkalaat na la. aja c'est l'homme à la marque Fara Marène ñu jël koy nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va ko. ça va sant yàlla. ci jàmm. sant alhamdulilah. Bercy laa tudd Ousmane laa soxla. Berthe ati Ousmane. Bercy Gueye Ndioro. Bercy Gueye. Ousmane ci lan nga ne. mais Bercy nag xam nga ne boo toogee lu yàgg dégguloo ma nga xam ne amatuma numéro bi. non dinaa la woo léegi boo pare. ah way man daal xam nga damaa nekkoon ca xar ya di wëgg ak di def noonu rek ndeke portable ba dugg na bu yàgg ma di ko wër ndeke man ca biir ndox ma. avant ñuy wari la. yow boo paree léegi maa ngi lay woo. ah waa jeena neex na ma lool de ni nga def nii. waaw mais kontaan naa trop sax. merci beaucoup. yow xam nga comme li ñu lay wax chaque fois da ngaa bokk ci ñun foo ne dañ la fay fekk. carrément carrément. barke Serigne Touba. ndeysaan même bu ñu mënul ñëw ci soirée sax temps yi xam nga ne yaa ngi ci xol yi yaa ngi ci xel yi. waaye xam naa loolu. waaw ñu ngi lay ñaanal daal nga yokk ku ba yëg ko. yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. waaw li ngay def nii neex na. man neex na ma man.
effectivement gis naa man moom loolu. comme on dit boo yoroon micro di yuuxu noonu sax. xam naa loolu a cappella kii bëgg. kii bëgg. waaw man moom bëgg naa man loo def bëgg naa man. Alaay Gueye xam naa loolu. waaw jasib man. kontaan naa ci maa ngi lay ñaanal daal nga yokk wéy ko. amiin waay jërëjëf. waaw di la ñaanal teraanga bi gën a yokku. amiin 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 baat bi amiin gën a wér. amiin amiin. waaw di la wax daal ñu nag yow ba fu mu yem neex. jërëjëf. mais bul wax dara dañ déggoo léegi ci bu ndaw bi. kontaan ci yow. ok merci beaucoup aussi à DJ Koul. merci Gueye merci c'est gentil. ok allez. jaajëf ayca 88 la 628 99 90 ñu koy jaajëfal moom Bercy Gueye c'est vrai que mooy li ñu doon wax léegi maanaam lu génn ci xol dëgg neex yàlla bu génnee faw mu dugg ci xol yi. maa la wax la waaw moo tax tey marraine bii da nga ko waye xol. effectivement. man bi ma jotee single bi dama ne sama waa ji dellu si waat na de. xam nga dimanche bii di jëng. maa ngi koy fàtte sax kii Mama Ndiaye moomu dëkk Tëngéej moo ma ko fàttali. xam nga tous les dimanches maa ngi foofu Tëngéej. Sampal. chaque dimanche am na ñu may tuddee soirée bi. ci góor ñi maa ngi ko tuddee Abo. Abo moom it nekk waa ju baax nekk Tëngéej bëgg ma lool. ndeysaan. ci jigéen ñi ma tuddee ko Fatima Torodo ñoom dañu am ay groupe. boo gisee seeni soirée di neex di am ambiance gang la. dimanche passé maa ngi ko tuddee xale bu ñuy wax Ibou Ndéné. xale la mais bi mu ñëwee ku ne xam na ni lundi bi du woon fête. mais dafa duy salle bi ay nit ñu am personnalité vraiment. Tëngéej ay personnalité ñoo fa nekk nit ñu baax. nit ñu am teranga macha allah nit ñu xam teranga aussi dëkku lébu la. te lébu ku ko xam ko ci teranga. absolument xam ko ci bëgg boppam xam ko ci bëgg nit. sincérité aussi dimanche bii di ñëw maa ngi jëm Tëngéej tuddee ko sama doom bu ñuy wax Fatima Torodo ak sama rakk bu ñuy wax Abo. borom Tëngéej donc. maa ngi doon wax ci marraine. ci woy bi pourtant c'est un album de 10 morceaux. boo war a génnee bu bees. yëpp bees lay doon. loolu nam nañ ko ci Ousmane torop. parce que man bëggoon naa jëlaat morceau bu mel ni docteur. wala waxambaane pour def ko ci produit bi mais wax naa sama jarbaat bi ñuy wax Mbaye si Ndiaye. Mbaye si men moom moo bañ. nee na ma tons. na lépp yees. Sénégal ñi ngi lay xaar goo xam ni bëgguma benn morceau bu tàngal am ma ne ko si tu veux. dafa war a mën a nekk sax nag allo. allo oui papa. waaw maa fii chéri. ça va. sant alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. cool. DJ cool. papa lépp cool d'accord. waaw lépp cool. waaw ok. papa man dafa am lu am importance su tonton Ousmane wax. ndoolan la. mu dugg ma torop te ñor ma torop. ma sa yoon nag musicien bu nekk di jaar ci tànk boobu. durée de vie musique dafa am de est-ce que xam ngeen loolu. est-ce que yaa ngi fàtte ko jour ba la ñaan naan la moo sa way Youssou Ndour taux yi laa bëgg te xaw moom déjà man xaw ma turu way bi. ndax moo ma mag. moo sa la tax mu neex ma la nekk ca way bala. te déjà man xaw ma ko woon dama naan dégg benn dof di ko way. noonu la morsoom moom droit de l'homme. droit de l'homme bi. barki yàlla noonu la may def. ndeysaan. way dafa am importance da ngay xool paroles yan cay wax. day jox durée de vie way. absolument. te loolu maa ngi ko ci ñaaxaat bu baax nit ki buy way lu ne na war na xool way yi muy way. fañ koy seggeeg ni ñu koy xoolaatee. di ko féliciter bu baax. merci beaucoup. ndaxte du mbir mi du carrière de. mais toppatoo sa musique ci la bokk tamit pour ëllëg nit mën koo consommer waat. papa. maa fi jaaroon sànq nga def sama bàjjan nag naqari na ma trop man xam nga démb maa ngi koy message naan ko na bàyyi mu lay def waaye tey yaa ko toog. kan la. xanaa Ndeye Marie. waaye Ndeye Marie daal moo kii ayam rek. waa li ngay def. mu neex laa koy def. wuyu ma. waaw maa ngi bëggee waale Diouf particulier c'est un homme très bien. Diouf ndeysaan nit ku baax la Diouf day nemmeeku nit. nit ku baax la absolument nit ku baax la. waaw kay jaaru fi tey nag waaye maa ngi koy jàllale waale. am na solo.
waa kay. Ousmane Seck wax na ko sànq nee na kóllëre dafa am solo. reconnaissance. ayca sunu xarit yi ci page Facebook bi kenn fàttewu leen wax dëgg neex yàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax sopp na bi nee na ma cool bëgg naa nga laajal ma Ousmane duo moom ak Wally kañ lay doon. Bon xanaa peut-être bu ñu enregistré en studio mais dernier samedi avant koor gi. avant ñuy woor. man dem naa penc mi. waaw li ma fa bëf man ak moom ak Keba. dugal nañ ko YouTube. peut-être xëy na bi muy wax mooy bu ñu enregistré. en studio absolument. voilà boo xam ne dañ koy annoncé nit ñi di ko xaar. mais comme album bi pareegul des na. est-ce que yaakaaroon ni war na mën a bokk ci benn morceau. c'est dans le domaine du possible waaye. mën na nekk parce que loolu sax bon yaa ngi may inspiré. xalaatuma woon loolu. mais ne ko loolu dinaa ci bàyyi xel. waaw naa ci bàyyi xel bu baax. sopp na bi dégg nga. xale yi xam nga ñoom ndeysaan dañoo bëgg Wally. te dañuy bëgg itam Wally di def ay son ak papaam yi. loolu ñoom daf leen di neex alors sopp na bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax c'est vrai que li ñu cërale woon ci waxtu jeex na parce que Lisa dafay ñëw pour King Détente waaye Ousmane d'ici combien de temps war nañu mën a am album bi fi mu toll nii. xam nga nag joxe date. précise parfois day indi problème. weer wi. waaw mais gëm naa ni ci kàttanu yàlla balaa ñoo tabaski. dina war a pare. balaa ñuy tabaski. incha allah mais loolu yàggatul Ousmane. waaw mais bon xam nga mënumaa wax nag parce que déjà single bi maa ngi ko bëggoon 3 jours avant Korité. malheureusement ñu ngi génn ay presque 10 jours après Korité. pratiquement ki amagul une semaine single bi. ay 4-5 jours la am. absolument donc loolu mooy tax bëgguma di prononcé wu ci sortie di joxe date précise. mais ci kàttanu yàlla daal yu bees tàq moom dinañ ko am. avant tabaski. wayu mbëggeel li ngi ci. way man li may way mbëggeel bariwul. mais fi mu nekk nii dama décider fépp fu ñu bëgg rek dinaa ci wax. ci kàttanu yàlla wala boog le maximum possible. ci ay mbëggeel. lépp rek. waaye bari na ay thèmes yu ñu way ci biir man aw ma Ousmane moom thème rek lay way. aw ma droit parce que li xale bu jigéen bi wax léegi. gis nga nit booy bu fekkee da ngay way ñu war la consommer diiru dund. war ngaa fexe ba li ngay wax di nga faatu lu yàgg. ñu lay déglu. parce que day jariñ boo xoolee ku mel ni Thione Seck par exemple fooram loolu la Thione lu mu way mi ngi boo xoolee alxuraan pratiquement daf ci nekk wala mu nekk ci hadis. démb rek am na benn ustaas bu nekk ba Italie jigéen la. nee na moom musul gis Thione mais wayam. ay wayu Thione Seck moom daf koy déglu moom du déglu sax musique mais man ko parce que message. la moo ca tax nekk la absolument. mais xam nga yéela yaay bàjjoo yéela wu yaa neex na. mën nañ la déglu mais loolu mënul gudd fan. dañu waxante dëgg. parce que waxul dara façon way bu ne xew na fi. dëgg bu ne xew na fi. mais loolu déggatoo ko mais message da ngay wax ak ñi passé. wax ak li fi nekk wax ak ñi war a ñëw ëllëg loolu mooy way parce que waykat bu nekk am nga responsabilité sa digganteeg sa borom. c'est vrai ah waykat bu ne bu ëllëgee parce que dama ne ñu ne duñu yëpp la ko yàlla may. absolument voilà. absolument album bi dinañ ko am incha allah rabbi avant tabaski kon donc à coup sûr après tabaski. ci la ñuy dem Grand Théâtre wala Sorano fan lañ jëm. incha allah jàppaguñu date. Grand Théâtre wala Sorano. Les deux on va voir. parce que maa ngi ciy wax ak sama manager. mi ngi ne en France ñu koy wax Assane Faye bon moom dina ma mën a teg ci yoon bi nga xam ni. ci la ñu war a jaar. parce que dañ ci commencé waxtaan rek mais jàppaguñu. absolument donc léegi moom xam naa dina ko gérer. bu ci mën a am moom fii moom sama kër la moom. ça c'est sûr. fii moom c'est ma maison. dafa leer maa ngi koy mujjee wax ak Ngone Ndour. mu ne ma Ousmane fii loo fi bëgg di nga ko fi am. ndeysaan. te loolu magam Youssou moo ko njëkkee. sama doom Birane ak Bouba sama xarit. ñoom Ndiaga Ibou ñëpp Seynabou Ndour mi nga xam ne moom it ndeysaan sama xarit la. ndeysaan. maa ngi leen di nuyu je pense que. ñi ngi lekk waxtu. te xam naa ni tàggoo jot na xam naa ni bëggoo sax mu jeex. waaye man it bëgguma mu jeex yàlla bari na lu ma desal. lu ñu war a waxtaanee waaye nag ñu xaar ba album bi génn. waa li duuf ci cin li xajul ci nag wi man damay am. toujours wala li duuf ci nag wi xajul ci cin wi. waaw li duuf ci waa nag wi xajul ci cin wi man toujours damay am. mbégte di def émission ak ku mel ni yow. ndeysaan.
parce que du dara. mais li ma gis ci tey dama fier ci yow aussi. ndeysaan parce que li ma la doon wax yëpp. lii rek laa la bëggaloon. dëgg la. te it nag bu fekkoon da ngaa bokk ci ñi nga xam itam du ñu dégg. kon tey fii nga toog xam naa ne fii ku fiy dugg dinañ xam yaay kan. soo amuloon dara fii doo fi toog. absolument. fii nga toog nii. sa jar ak sa talent ak sa expérience macha allah. ak sa muñ moo la indi fii. dëgg la. te nag da ngay gën a jolli. ndeysaan barki sëñ Bamba laa la wax de. xoolal ma ni li mat a wax. lépp bariwul. dëgg la. li may wax daal mooy man moom maa ngi tàggoo. parce que démb damaa yendu. damaa fanaane yaa ngi woon soirée dem maa ngi woon Alizé comme tous les mardis. tey maa ngi fii kër gi Teranga Almadi. mu ngi nekk en face UNESCO. ok en face c'est Katia quoi. boo duggee ci ginnaaw station bi. mooy kër gi Teranga. kër gi Teranga. vendredi incha allah maa ngi jëm Escale. au bord de la mer. mu ne Cambérène 2 je pense. mu ngoog Cambérène. tous les dimanches maa ngi Rufisque. bon loolu mooy programme bi pour ñi nga xam ni ñi ngi doon laajte fi Ousmane Seck di play quoi. c'est normal maa ngi jéggalu ci publicité bi. kër gi sa kër la. mais fii c'est ma maison. sa kër la. c'est ma maison. gars yi may nañ la ko. voilà loolu moom maa ko ñaan. et di kontaan nag ci vraiment accueil bi ma ñëwee. nit ma accueillir ak ni ñu ma terale ma fekk fi samay doom samay jarbaat samay rak yoo xam ne gëj naa leen a gis amatuma woon seen numéro. te yàlla dogal na loolu lépp tey jii saafarawu na. kon sama teel a yeewu bii tey ma def. am na njëriñ am na njëriñ. bien que dama amaat soirée tey kër gi Teranga fii ci Almadi mais jar na ko. vraiment jar na biré la ba suba ma door a nelaw. bilaay ndeysaan. kontaan naa yàlla te yow xam nga ni waaw man kontaan naa. bilaay ndeysaan. yow xam nga ni man du ma foon man maa la gën a kontaan aussi te ndax wax dëgg neex yàlla amul ci structure bu ma jaarul fii ci Sénégal te maag yow defuñu émission. dëgg la yàlla def na loolu fu ma mënti dem rek moo xam muy ci rajo wala ci télévision fu ma ci mënti nekk def naa émission ak yow. donc tey mën naa bind ci yow livre. bilaay bari na lu ma mën a wax ci yow. yow li nga ma yow kii di yow. kii di Boubacar Diallo. waaw. kii di ndeysaan Gilles Junior yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan kii di Pape Cheikh Diallo. kii di DJ Tige. bari na. ndeysaan. yéen ni ngeen ma xamee. ñu bëri xamee wuñ ma noonu. bilaay ndeysaan. ñi ma gën a xam ci Sénégal comme ay DJ. yow mi ci nga bokk. ça c'est sûr. waaw. ça c'est sûr. ayca jaajëfal nañu ko bu baax a baax DJ Mo bu Lamsaar mi ngi lay nuyu. maa ngi koy fay moom nee na soo nuyul ma suma père ñoom Bay Karim ñëpp maa ngi lay nuyu bu baax a baax. donc di leen jox rendez-vous demain incha allahu rabbi même heure ah midi ak Mbenn Diatta Seck fii ci King FM donc fête de la musique la ñu wax fii ba vendredi dañuy wéy di recevoir ay artistes Ousmane sant ak ngërëm ñeel na la. jërëjëf man it maa ngi leen di sant di leen gërëm. ci émission bi nga xam ne tey ji yow mi yaa ma invité. DJ Cool. single bi nag bi mu tegoo ci say loxo tam sama xel dal na. loolu dafa leer. parce que man waxuma la man waaye lu tax ci man rek bu génnee dara foo nekk dinaa la wër ba jox la ko. loolu nag xam la moo tax. kon nag pour bañ a lekkaat lu bari parce que jël nañ 5 minutes. doy na. sama chéri moo war a ñëw te moom ñeme naa ko ñeme goo xamante ne. mën naa koo xaarloo 30 minutes après. ëpp naa def waaye nag comme tubaab la nag. waaw c'est-à-dire l'heure c'est l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure. voilà DJ Cool il faut quitter l'antenne 5 minutes avant. ma ne ko 10 laa lay may. dafa tubaabe tellement que. waaw ndeysaan kon nag. mais tey moom dafa ñëw ne ma. dox xaabaabal ba heure bu la neex. heure boo paree woo ma. ndeysaan loolu dara fay ko tey moom loolu la ma wax kon tey Ousmane nga ko defal. loolu dara fay ko kontaan nañ ci moom ah. ñu ngi koy remercier et di kontaan nag ci vraiment faveur boobu donc ça se voit que ni fii c'est ma maison. ba pare mu defaral la café dose bu baax. kon moom ma ko yónnee man musuma nangu mu defaral kenn café rek ku dul man. waaw kon ki sama kay exception day am. ci tey mu defaral la café. waaw exception day am ci règle boo gis donc maa ngi kontaan ci moom et di wax ñëpp nag ni kontaan naa bon ci ñi nga xam ne tam démb ñëpp ñu ngi woon soirée Madison di leen jox rendez-vous tous les mardis ca Alizé. mooy ex Madison. tous les mercredis kër gi Teranga fii ci Almadi. tous les vendredis Escale. tous les dimanches à Rufisque. donc di ñu wax nag nañu xaar album bi te ren incha allah dañu programmer pour defaat anniversaire Ousband. ok Ousmane Seck la Ousband incha allah donc ñi ngi gërëm ñëpp
di gërëm waa King FM. fi nga xam ni ñoo ñu may opportunité ñu mën a exprimer wu ci yu bari. bon fête de la musique bi aussi ñu ngi ñëpp ñu wax ñëpp bonne fête. parce que fête la pour tous les artistes. absolument donc di remercier encore une fois sama grand Youssou Ndour moom xam na man fi ma ko teg. te dama am ay raisons yu valable pour teg ko moom fi mu nekk. parce que loolu noonu yàlla moo ko defal. ba pare mu doxee ko waxee ko jëfee ko. wane ko it. ndeysaan yàlla na fanam gudd lool. amiin amiin yàlla na wér lool. amiin lépp lu mu song yàlla na ko daan waay. allahumma grand Youssou jërëjëf merci. jërëjëf